wax jet set fii ci Sénégal te doo tudd turam munoo wax li nga xam ni moom mooy milieu people ak ki leen di photo kii photo li nga xam ni mooy événement people yi gën a mag ci Sénégal te doo tudd turam nit ñi xam nañ ko parcours am yaatu na yàgg na ci showbiz bi temps ñoom El Hadj Diouf wala avant ñoom El Hadj Diouf ba tey mi ngi fii am na carnet d'adresse ndax képp kuy jet set wala people rek xamante nag yow séq ak nag yow jàmm wala am na foo leen jaar min na aussi li nga xam ni loolu mooy milieu people moo tax ñu seet si ko tey ndax milieu people bi yaakaar naa ne bëri na ay faits divers yi jot a xew semaine bii ñu génn ki ñuy dalal tey suñu plateau moom mooy Chon le grand photographe Chon nuyu naa la. Yes maa ngi lay bëggee di la sant di nuyu waa Sénégal ak les internautes de Pikini di ziar waa Sénégal yëpp macha allah et di kontaan trop ci seet si bi nga ma seet si tey. mais lan moo tax photo lan moo tax nga tànn métier bi nga xam ne mooy photographe. Bon au début élève laa woon ni ñëpp tu vois comme que sama maam grand-père sama maam Momar Diop yàlla na gudd fan moo doon directeur Kodak je suis né dans une famille photographe bon ma jàng ba seconde jàng bi neexatuma parce que sama maam depuis ñu nekk booy daf doon jox ay appareil jetable photo léegi si appareil jetable yooyu laa doon foo di photo sama copain d'enfance yi tu vois dem de la fosse di photo gars yi su ma photo élèves yi fay ma 100 francs 200 ma ni non bi mooy xaalis bu gaaw bi noonu laa def ba bàyyi jànga dugg ci photo yi nag bëgg ko parce que deretu photo la looloo indi tey looloo ma dugal ci photo. photographe bëri na mais li nga xam ni moom mooy photo boo xam ni day dugg fu ne maanaam waxuy artistes yi dugg rek nga gis ko fa naka la commencé aventure boobu ak yow ak ñoom. waaw mais bon xam nga photo artistes yi dañoo soxla photo muy woykat bi di footballeur bi di basketteur bi ñoom ñoo soxla image mais na doon image yu jaar yoon parce que au début bon ba may soog a commencé c'était à l'Alizé Club vers les 2000 fa la ma doon fekk Alizé Club foofu laa doon njëkk a photo may nuyu sama grand bonan ki moom Alizé Club tu vois Bàcci Gueye ak grand Eumeu Seye tu vois ñooñu ñoo ma gën a jàppale intégré ma après 2002 su ma dee wax sax parcours bi duñ fi jóge 2000 waaw foofu la tàmbalee 2002 ñëw vers les générations 2002 ñoom El Hadj Fadiga Henri Alassane Ndour Tony Silva Aliou Cissé tu vois su ma leen photo yi nice boobu ñoo xew ñooy def buzz takk ma dem coof temps yooyu coof a fi nekkoon dem jaay ko sama benn grand bi naan grand truc Abdoulaye Bamba Diallo moom laa njëkk a jaay photo mu fay ma 200000 ma ni non kon photo am na xaalis. te boobu ñaata photo la woon. bon benn photo El Hadj waaw El Hadj. non Chon photo boobu scoop la woon kon. loolu photo boobu daf na buzz boobu El Hadj ju fa ci diggu ndëndam boobu c'était au Sénat am na daal ku ñu doon football ñu door ko 2 Sénégal Tunisie xaw ma Algérie ñu door ko 3-0 Sénégal di toj moo doon suñu qualification bi gars yi dem Sénat xam nga temps yooyu ñu ngi def buzz xale yi rafet yi ñëw ma photo El Hadj Diouf photo bu. noo ko photo wañ fay la 200. non photo bu rafet. mokkan. non El Hadj temps yooyu mi ngi moo xew. comme ni booy génération. mokkan laa waxtaan. moom rek El Hadj tu vois ma photo ko Abdoulaye Bamba Diallo fay ma 200000 affaire bi tàq. noonu mu def photo Baïchon après nag moo ma pourquoi pas ñu collaborer chaque mois dans le fay temps xool li ma proposé baax na noonu chaque une semaine ma ut ay photo people ñoo jox ko ba temps yooyu people bu tey people lu démb ak people lu tey bokkul temps yooyu on faisait photo yu correct photo yu yiw tu vois mais mi ngi doon def buzz mais pas photo yu incorrect gars yi léeg-léeg ñu nekk en copain nii xale yi jaxasoo nga photo leen nga ni. waaw Chon xam nga ni doo ñëw photo nit ki kese nga ñëw ñu fay la photo bi da daan am lu mu suscité moo tax ñu la daan fay. non parce que du ma ni am na lu mu suscité non comme tey rek en groupe ànd ak xale yi bëggee nga photo leen au calme. mais noo daan def ba am accès libre ci li nga xam ne moom mooy seen milieu boo ñëwee rek ñu bàyyi la nga dugg. waaw parce que nag Olof Ndiaye nee na ku yàgg si teen baak fekk la fa yàgg naa si macha allah et j'étais toujours correct sekk ñëpp jàmm et man. la daan jàllale. non franchement te dama ko imposer man photo people laa bëgg people moo ma neexoon tu vois may def photo people am accès boîte yëpp di photo ci boîte yëpp macha allah ma doon photo ñu may fay. macha allah dem nag ba view paparazzi bi neex ma mais pas nga sàcc photo yu incorrect da ngay jël photo yu décent photo yu yiw gars yi bind titre bu nice
tu vois. boobu da nga daan def chaque guddi da ngay dem ci li nga xam ne moom mooy boîte de nuit nga fay entrée wala naka la daan def. non parce que man ci boîte de nuit laa doon liggéey tey comme boîte borom boîte de nuit yoo xam ne lu may wax tey boo nekk waaw tey non tey boo nekkee benn serveur soit nga nekk Titan baara mun di xewle boo demee baara mun di doo fay parce que tu es dans le milieu et j'étais dans le milieu je travaille dans le milieu moo tax bon aw moon fenn sens interdit boîte bu ma neex damay dem dugg même bu ma fotowul dugg fecc li may fecc xàppi mooy loolu macha allah mais photo bi laa gënoon jiital. photographe nga woon après ñu dem ba gis la ni que am na relation yoo xam ne am nga ko ak ñoom relation yi naka la demee naka nga ko créer ba am yenn relation yu dépassé photo ak ñoom. waaw parce que xam nga photo tey boo nee photo rek photo jur na lépp photo art la te tey art boobu tey moom indi lii yëpp mooy lan copte si nit ñu baax ñi am ci ay relation yu am solo tu vois tey bu ñu fi dee jugee bu ñu fi dee wax sax relation yi duñ fi jugee mais tey daal Dieu merci alhamdulilah quoi parce que tey photo may na ma relation bu ne photo yóbbu na ma fu ne ci àdduna macha allah. lan moo la njëkk a voyagé loo à travers sa photo yi. bon je me suis voyagé en 2006 ak Mbaye Dieye Faye jamonoy astafurlah blocage 2007 on a fait le tour de l'Afrique macha allah Mbaye suma grand bu baax que je salue de passage. ba ma ñibbisee après Nicolas Anelka xaw ma ko xaw ma à travers les photos yi ma doon def la waaw si magazine yi chon mu nekk temps yooyu moom El Hadj Diouf ñoo bokkoon club Liverpool El Hadj saa yu dañuy ñibbi dama koy jox ay photos yu bëri xam nga ñoom jour yi ndeysaan bu ñu nekkee seen biir vacances bu ñu ñëwee génne photos yi après Nicolas Anelka ni ko kii day il fait de belles photos El Hadj Diouf ni ko c'est mon ami c'est mon pote El Hadj Diouf ñëwaat boobu ñëwaatee vacances ni ma booy ça fait sax l'occasion Nicolas dafay invité Marrakech mariage am ma ne mais El Hadj Diouf mii moo yebaate man damaa xam kuy Anelka tu vois entre copains man ko yow tëddal na la nga naan ma Nicolas nee na yaay photo mariage am boobu noonu mu def kaf man ma def fo léegi ma ñibbisi ba ma ñibbisee tëdd nalaw 16h sa waay woo ma ni ma foo ne yónnee ma sa numéro passeport parce que dañuy enregistré ngoon dañuy dem Marrakech noonu ma di jox ko envoyé ko sama passeport mu jëndi billet yeeg yooyu ñu dem Marrakech dem Dakar Casa Marrakech mais pour man lépp pour man ay farce la ba ñu àggee ba ci hôtel bi ñu teg suñuy bagage boobu sonn nañu après mu dugg sama nekk tëdd nelaw ba 15h comme heure bi yeewu coop dugg si piscine bi sangu mais ba mu duggee si piscine bi ba sóobu ba dugg ba mu ne yunn yem ci ay Anelka ay ñoom Zidane Eto'o Ronaldo Petit c'était seen époque ma ne mooy seeg ma crampe ci biir piscine bi crampe cardiaque sax naroon na ma fàddal ma ni dara naa nekk booy nante rek naa nekk booy temps rek parce que naroon naa fa cardiaque parce que ñoo xam ne mosoo leen gis ci këru àdduna nga bokk ak ñoom piscine après booy boobu sax mu ngi ma ñëw booy poqatu bi xam nga sama gént gi ma ne man damay gént wala damay rêve mais sant yàlla ma ne liggéey rek a wóor sama liggéey moom indi fi après mu dugg sangu ni koy ñëw El Hadj présenté ko gars yi ñu nuyoo kaf mun ko sa photographe bee ngi nii franchement ma photo mariage bi mu doon affaire bu ma marqué sama carrière ma ni kon liggéey rek moo wóor photo mariage ku ci mel ni Nicolas Anelka Marrakech ay ñoom Andy Cole Zouma Camara macha allah Lampard ak Wiltor Sylvain Wiltor tey El Hadj Diouf tey gën a ma boosté ma xam ñoo ñëpp tu vois ku ci mel ni le capitaine Rigobert Song Samuel Eto'o ñooñu ñëpp El Hadj Diouf tey su ma xamee ñoom c'est grâce à El Hadj Diouf ma koy sant di ko gërëm ci sama parcours boobu mu boole ma ak nit ñu baax ñooñu après ma gardé relation bi ak Nicolas Anelka ak Thierry Henry nam am relation bu dégg doye bu guddi yi du lépp la ñuy wax nag mais damay gërëm sunu borom sant suma yaay ak El Hadj Diouf mi tax ma xam ñooñu ba tey ñu copte relation boobu teeku ba tey yaa ngi am relation ak ñi nga amaloon relation boobu ba tey. Si bien sûr yow relation du dee parce que dafa am comme li may wax rek am na relation yoo xam ne du dee parce que day sincère day réciproque nit yi da lay bëgg te yàlla tax si li nga nekk ak sa liggéey bu rafet bi ngay def saa yi ma voyagé à l'étranger dama leen di gis dañ may invité macha allah te sénégalais yi nekk séeréer xam na li may wax invité ma ñu dem jël verre wala ñu dem Bali macha allah daal macha allah te am na lu may waajal sax di ngeen xam ne li may wax
dëgg la daal te mu ngi ñëw léegi macha allah et sant yàlla daal sant yàlla Dieu merci alhamdulilah. waa léegi Chon Anelka bi mu la wooyee ñaata la fay. waaw Anelka moom li ma fay moom du xaalisu gone loolu moom ëpp naa wax mais sant yàlla. Chon wax ñu rek ñaata la. Anelka moom la ma fay si jamono yooyu du xaalisu gone de. ci jamono waaw sant yàlla rek ak gërëm El Hadj Diouf mit waral loolu. waaye jox na ma xaalis bu takku sax macha allah waaw ci photo rek. bi nga ñëwee loo si def. waaw macha allah j'ai investi nag. waaw Dieu merci waaw j'ai investi c'était en 2007 mais j'ai investi macha allah. lan moo nekkoon sa particularité yow lan mooy sa particularité ci photo ba ku gis sa photo gestu xoolaat ko. waaw mais yàlla mooy maye don rek xam nga yàlla mooy maye don tey mën nga photo xale yi tamit ñoo ma gën a bootse macha allah xale yi tey ñooy jaay ñoo lay jaay parce que xale yi boo leen photo yu rafet ñu wax seen copine am na copine diw moo ma photo diw ah affaire bi dem ba saawaan baawaan mais lépp nag ci don la ak loxo ak mun portrait mun li ngay def bëgg ko waaw parce que image du fen macha allah. mais temps boobu showbiz boobu ak showbiz bi bokkatul léegi boo xoolee matière amatul comme matière ni mu daan amee nga daan mën a photo magazine yi amoon léegi magazine yi booy xool amatul photo lu ci bëri ñu ci bëri amatuñu ay photographe yoo xam ni photographe yu mag yoo xam ne dañ leen di photo ñu def ko seen magazine parce que li ma wax sànq magazine amatul. waaw parce que àdduna day dox tey dem nañu ba magazine yëpp dañuy mujj disparaître. mais nag teewul am na magasin yu fi nekk parce que àdduna day dox tey mën naa ni sunu téléphone yi tey lu njig njàngate ñooy njàgg tey ñoom ñoo disparaître loolu lépp tu vois téléphone yi tey ba ci télé sax du xew yi nag waaye téléphone dina wàcce dooleem tuuti parce que tey àdduna dafa am évolution tey 2020 ans àdduna day dox tey ni fa doon doxee sax mën naa ne doxatu ko mais nag sant yàlla tey maa ngi gërëm sunu borom parce que tey am naa sama carnet adresse tey maa ngi ak sumay nit tu vois bàyyi ma photo nag mais maa ngi ci leneen mais chaque jour maa ngi tey sama li ma am muy leen photo mais tey photo lii moo yàq photo sunu smartphone yi ñoo yàq photo tey xale yi photo tuñu Snap la ñu gën a jël photo wu seen kii dugal seen statut baa ñu dugal seen Snap baa ñu dugal ko Instagram àdduna day dox mais nag photo fi mu nekkoon ba léegi mi ngi fa. naka nga gisee aussi milieu people parce que people booy xool doxatul temps boobu noonu mannequin yi bëri nañ boîte de nuit yi bëri nañ joueurs yi bëri nañ personnalité yi fi daan ñëw bëri nañ noo gisee milieu people léegi. waaw milieu bu njëkkoon ak tey bokkul parce que bu njëkkoon people bi dafa silwise woon seeni mag yi fa nekkoon silwise am maanaa dañuy génn entre copines wala entre copains nii dem resto bu ñu paree dem boîte. ka foore mu doonoon affaire bu ma neex mais léegi àdduna moo changé àdduna moo tëradi tey génération bi ñëw mën naa ne mooy génération stock Snap. mais xaaral wala ci di ci bokkul. xaaral people bu ñu fàttalikoo bu baax people temps boobu noonu bu ma ne people la gënoon civilisé temps boobu la people gënoon danse temps boobu nga doon gis diw ànd nag diw gis nañ ko diw nangu na faru diw. temps bi Fils Dakar amee temps bi station wan amee Icon magazine temps boobu people dafa dafa au contraire dafa xawoon sax salte na ñuy wax surtout bu ñu jëlee yenn photo yi exposé ko. non loolu c'est après sax c'est récent ay loolu vers 2010 la loolu yàggul 2010 mooy dama 2010 fekk na lii ñëw na smartphone yi ñëw na déggoo ma ne tey lu gën a yàq mbir mi smartphone yi si la bokk parce que tey temps yooyu amu woon ay teesante amu woon ay wax yu bon temps yi non parce que jamono jooju ak jamono yu bokkul xam nga li may wax sa génération tey lépp mi ngi ci Facebook bi lépp mi ngi ci smartphone yi. mais boobu lépp mi ngi woon ci magazine yi. waaw mais magazine yi mooy li wax temps yooyu boo bëgg léegi non bokkul boobu moo gënoon silvisé boobu gënoon silvisé je te dis de 3 ans moi boobu moo gënoon silvisé ah man li ma fekke démb ak tey boobu gënoon silvisé ka tey. macha allah mais nag bon yal na nu yàlla dolli sutura daal yal na nu yàlla dolli sutura. d'accord ndax photo temps boobu fayoon na. ah si déggoo ma ni macha allah kay sant yàlla photo kay jamono jooju sax la gënoon dox ko léegi parce que léegi xale yi fototuñu lépp mi ngi seen téléphone yi macha allah xale yi fototuñu xanaa nga am ay mariage yu VIP mariage yu am maana ñu fay la xaalis bu takku mais photo à l'époque la gënoon dox ko jamono ji. parce que smartphone yee ñëw yàq lépp
xale yi dinañ bëgg photo sax mais bu ñu xoolee seen portable tag photo Snap xool mu rafet dugal booboo gën a gaaw macha allah. à part photo am nga site. waaw Voici Dakar mooy suma site Voici Dakar.net tu vois benn moment dama san bàyyoon parce que dama nekkaatoon ci beneen formation bu ma doon def à l'étranger teewul journaliste yi ngi fi woon mais ñu pause xam nga tey y a trop de sites mais nag géej la ku nekk saw wàll ngay jël ci nag bi mais benn moment da ngay xaw a reculer xool parce que boo dee tukki da ngay gën a am aperçu da ngay gën a am point de vue da ngay gis tey indiwaat leneen lu bokkul ak yeneen sites yi di def. formation lan nga. bon formation photographie ak son et lumière te maa ngi ci ba léegi waaw à Bordeaux. non nan nga gisee surtout léegi nga xam ni da ngay xam soit photographe bi wala xam kenn koo xam ni mi ngi fa du sax journaliste parce que léegi site yi yaakaar naa lu ci bëri du amuñu journaliste nga am problème ak diw nga wax ko rek borom site bi xeexal la parce que léegi site yi dafa mel ni dafa nekk benn moyen boo xam ne day xeexal nit ku nekk ak sa appartenance. waaw mais xam nga mooy lu may wax rek xam nga tey waaw xam nga tey loo jàngul doo ko tari tey loo jàngul doo ko tari tey mën naa ni mooy li nga wax rek site yi bëri nañ fi trop mais nag ak i sitam am na kilifa yoo xam ne tey bu ñu yeewoo dinañ xool site bii site bële parce que tey tamit damay gën a déplorer te da ngay xool site internet yi tey bu kii defee la kee def kay copie coller loolu du liggéey bi nit da ngay dem gëstu ut ay source tamit boo dee bind nga xam ni ngay bind mais bul dégg tël rek ni dem na parce que loolu tam bokkul ci wàllum journaliste te site dafa grave site support de communication bu dégg dayoo ni géej yaatoo sax mënoo xam ni nu site yaatoo ni géej kon tey damay ñaanal rek sama yenn naataangoo yi ñu gën a xoolaat liggéey bi gën a saytuwaat liggéey bi parce que journalisme du ay fo. mais est-ce que journalisme la sax parce que boo déggee ma laaj la loolu wax naa ko sànq bi ñuy commencé dañuy ñëw ci actualité gis nañ kaa Awa Balde ak Clara Awa Balde mu ne Clara dafa dem seeti ay nitam ñu bindal ko côté boobu noonu foofu laay waxee da ngay xuloog nit yow Chon xaritu diw la Chon jël photo yi dugal kële jox ko information mu bindal ko te vérifié wul xeex boobu noonu nga xam ni muy photographe beeg muy kiy bind ki nekk ci ginnaaw ñoom ñi ngi koy xeexal seeni nit. waaw xam nga tey man ak dayo boo am man duma journaliste man photographe la te damay xool ñi def journalisme ma jëli leen ay professionnel ay grand yu collègue ku si mel ni ñoom Johnson Menk de Apix manqué nuy de passage ay ñoom grand Souleymane Thiam ñoom grand Issa man dama amoon samay grand yoo xam ne ñii lii leen def man ñooñu ñoo ma doon jàppale sama ginnaaw di ma jàppale nekk ay correcteur nekk ay journaliste de qualifié tu vois xam nga tey loolu du wàllum journaliste tey boo nee ba si teg si di xeexante loolu du wàllum journalisme tu vois man du ma jël du ma geeral geeru du ma jël geeru kenn du ko geer te du ma ko mës a def sama àdduna mooy li may wax rek liggéey boo gis am na ñu koy salteel mais loolu du professionnalisme c'est pas pro parce que tey boo demee ba support de communication nekk defanteeg guerre loolu day yéem na ma daal man Ndiaye. musoo ci sa parcours parce que sa parcours yaatu na musoo dund loolu nit woo la bëgg rek pour jote nag diw bëgg nga yàq diw mu sant la dara pour nga bind nga dugal photo wala dara ci moom. non franchement ça m'est jamais arrivé te du ma mës a arrivé parce que man mataduma mat naa mat koo xam ne nit du jóge fee ñëw nan maa yàqal ma. carrément yàqal ma dala naan dugalal ma rek. non jamais de la vie man people laay def tey bu benn buzz amee ñu vérifier xam ni buzz boobu am na journaliste yi copie coller buzz boo xam ne day def buzz da lay permettre say vues gën a yokk mën nga copie coller dugal mais ay buzz si biir buzzam mais pas nit woo ma yàqal ma diw non loolu musuma nit amul sax ñàkkuma fayda ba nit sax di moo naan ma yàqal ma diw mais nag bon c'est le monde en l'envers tey gis nañ li xew ci jamono ji doy na waar daal yaay booy mais yàlla na nu yàlla dolli sutura. suivre nga yow mi nekk ci people ba tey parce que li ñu lay laaj yëpp people la est-ce que suivre nga li nga xam ni mooy cas Awa Balde ak Clara. bon gis naa ko ci net bi mais franchement de 3 à mois dugguma ci sax ba ci lii xuusuma si parce que am na yoo xamante ni si du yëfu nit xuusuma si nag xooluma gis naa rek ay article ay defante mais nit ñoom samay sœur sax laay wax samay sœur lañu nañu nekk nit te xam ne àdduna yàggul na rafet parce que maa ngi gis chaque jour
mais damay xool commentaire damay ree nit ñi naan dimbali leen ñu sonn nañ ci yéen ñun coronavirus bii moo ñu soxal ay dafantey guddeeg da ngay sax mu jurus parce que jigéen ñu tey mooy lu may wax jigéen ñu démb ak jigéen ñu tey ça fait deux jigéen nag war a am personnalité am classe am pudeur mais pas loo xam dugal ci internet bi xastante te jigéen ngeen baal ma yéen suñu yaay te internet du si xas ba dugg c'est fini du si xas ba dugg c'est fini maa ngi gis tamit le cas de Marie-Louise ak Kati Aïdara xaw ma ne naa Aïdara mais dama ne on est dans quel monde léegi outil de guerre lañ ko def outil de arme mais nañu delloo seen xel si yàlla te nekk ay nit parce que am na yoo xam ni du Sénégal daal du image Sénégal waaw pays de la teranga la ay doomu julit lañu te dañuy dee ñuy suuli ñu kon na rafet àdduna daal yàggul. est-ce que du showbiz noonu la mës a mel. non showbiz mosul mel noonu déggoo ma sànq yaa ngi ma koy laaj man la showbiz ba ma xamoon ak showbiz bi bokkul parce que xale yi dañuy roy dàq pour ñoom ay américain lañu ay tubaab lañu fekk duñu mën naa ne est-ce que sax du fi télé yi nii seetaan moo yóbbu seen xel yi moo leen defloo ay IE ki ay Kim Kardashian ki kenn xamul nan reviendra sur terre dem dama doxtaan ak benn kilifa ci affaire dinañ si ñëw affaire coronavirus bi ma ne ko du dara de du dara yàlla ji moo ñu mere moo ñu teg nattu parce que suñu ñaawteef yi nekk ci àdduna bi tey boo demee bu góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy tu vois suñu moromi bàyyi di sàqu seen moromi doom yi suñu moromi yaay di sàqu seen moromi doom yi nga xam ne àdduna tukki na yaay booy kon na rafet parce que dañuy dee ñun ñëpp barki démb dama romb amoon rendez-vous côté armeeri Yoff yi bay ñibbisi benn corbillard yi ngi romb mais xale yi man daal dama tiit xale yaa ngi sinap corbillard bi nga ngi sinap man ni tey fu nu jëm tey fan lañ jëm mais daal damay mënti wax daal na rafet. am na tamit beneen cas showbiz bi ba tey people bi ba tey muy cas Diop Iseg ak ki nga xam ni moom mooy Dieynaba jiiñ ko ni moo ko ëmbal Diop Iseg ñu jiiñ ko pédophilie naka nga gisee cas boobu. waaw xam nga tey cas boobu du mi ngi si loxol yoon nag mais coow li bëri na parce que xool naa ko ma dégg ma xam grand bi nekk grand bu baax. ndeysaan nekk grand bu baax mais àdduna nit muy ñoom muy grand yi borom patron yi surtout ba tey loo bëggul ku ko def sa doom bul ko def doomu jàmbur tu vois mooy li may wax léegi rek àdduna dafa tëradi na kilifa yi yërëm baadoole yi xam seen bopp mooy la nemul tax parce que mara naan bu la taxee naan bu robinet tijjee nga rus tey grand yi nanu yeddaat seen bopp sol mbubu kilifa parce que tey lii nga gis ni dafa ñaaw na trop xaw ma am na xaw ma amul man de bu dooma la ko def sama doomu dóor la bal parce que xale bu amul gul 18 ans majeuragul tu vois mais nag lépp ci waajur yi la ci parents yi la parce que tey xale bu am 17 ans tëwu la on se dise la vérité xale bu am 17 ans tëwu la kon nag waajur yi defaraat seen toogaay yeddaat seen doom yi xale yi itam nekk nit parce que xale bu am 17 ans di faroon toog sa moromu bàyyi loolu c'est hyper grave loolu dafa jéggi dayoo ndax xale yi xam fan yi teg seen tànk parents yi jàppale seen doom yi yar leen si diine ji wan leen diine ji parce que lii yëpp mooy ñàkk diine rek ñàkk diine jee waral lépp nit yi gëmuñ ci tuñu dara wàllum góor jigéen jéng fi wàllum lesbienne ji tu vois yàlla nu yàlla dolli sutura mais daal affaire bi ñaawlu naa ko trop. ndax gis nga parce que ñu bëri dañ doon douter concernant cas boobu noonu mais bi ñu gisee vidéo bi nga xam ni moom moo gën a dugal Diop Iseg ndax gis nga vidéo bi. franchement xool ma vidéo bi parce que da ngay dem ba sax du ma la nëbb da ngay dem ba da nga leen di jéppi wallaay azim gisuma vidéo mais daal li ma mënti wax yaay booy affaire bi ñaaw na sénégalais yi naqarul nañ ko kon nañu defaraat toogaay bu baax. xale yi xam fan yi teg seen tànk mag ñi xam fan yi teg seen tànk parce que yaa ba da ngay dem 98 laay ñëwaat rek rapadio woy na ko tey boo demee ba góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy dem dama toog sama kër indiwaat ko mu mel ni wax jooju tey mooy ñëwaat tey tu vois kon parents yi nañu am fulla am personnalité tu vois jar seen doom yi kilifa yi xam ne xale yi ñooñu seeni raq lañu seeni doom lañu te
te am na loo xam ne tey bëggoo ko def sa doom kon bu ko def doomu jàmbur. surtout que doomam nga xam ni xale la et puis aussi bi affaire bi amee ñëpp dañuy naan papa Abiba yéen ñi nga xam ne da ngeen yàgg suivre carrière artiste ndax yaakaaroo loolu entaché li nga xam ne moom mooy carrière doom ji. waaw mais mën na sax bañ a yàqare mais dina am lu ko bouleversé dina am lu ko traumatisé parce que tey sa papa daf lii àdduna ñëpp di ko mel-meli loolu gor su ne daal gor la. tu vois et moom it maa ngi koy encouragé mu xam ne nattu la nag na muñ dina defar toogaayam xam ni nattu la et yàlla na ko yàlla saafara parce que tam c'est pas évident métti na trop kay dama koy xool tey bu doon man la baa ngi defan ko sama rak daf may metti yaa ngi wax sànq waxu góor jigéen yi yéen yaakaar naa ni temps bi ngeen di photo boobu ba tey góor jigéen am na fi est-ce que du léegi la góor jigéen yi gën a fës ndax réseaux sociaux yi mais temps boobu tamit boo leen daan liggéey daan ngeen taseeg ñi nga xam ne ñooy góor jigéen parce que tout le temps dañu daan nekk ci boîte de nuit. waaye si pourquoi pas da nga doon tas ak ñoom ci boîte de nuit def seen masse def seen gang mais mooy li ma wax rek xam nga tey te maa ngi koy xeex ñu ngi ci xeex boobu xeex wàllum góor jigéen. tey lobby bu am doole la ñu danoo am doole ak amuñu doole fii lu am doole kuy am doole yàlla la ëpp doole tey la gën a fës mais góor jigéen yeeg wàllum ñaari tur yàgg na fee am te tey lañu gën a fës tey lañu gën a bëri tey lañu gën a bëri ci dëkk bi mais nag mbajum kalam borom a koy fajal boppam et je salue may ñuy ñaan suñu président Macky tey gis nañ ñu mu doolalee taxawee corona bi nañ ko gën a jàppale ci wàllum xeex wàllum borom ñaari tur yi parce que tey coronavirus bi dinañ si ñëw de tey mbugal la parce que tey boo demee ba góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy nit ñi amatuñu diine tey da ngay xool koor ba koor ngay gis góor ñeeg jigéen ñi dem ci jàkka yi mais nga xam ne àdduna tukki na tu vois tey góor jigéen ji ñi ngi fi waaye nag duñu mës a am baat barki Nabil Moustapha duñu mës a am baat parce que réew mi ay kilifaay fi tëdd. Chon bu weesoo loolu am na projet booy préparé benn émission bu war a daw expliqué ñi lay seetaan émission lan la. waaw bientôt di ngeen ko gis sur le petit écran le doxantu de Baye Chon au calme yàgg nañ ko togg depuis 2013 mais nag xëy na borom bi tey xëy na mi ngi waaye xëy na ñor na sax la ñuy wax ñor na ba pare bientôt di ngeen ko gis ci télé bi macha allah ay mu doon concept bu doy waar. concept bu waaw. naka la naka demee. bon concept bi ça parle de pendant avant et après doxantu la dañuy doxantu xool tey ku ci mel ni la légende Youssou Ndour nga doxantu ak moom Medina Fass Colobane fa mu débuté ku ci mel ni Eto nga fekk ko Cameroun doxantu ak moom fa mu jugee ak fan la attiré tu vois affaire bu nar a doy waar daal ay surprise. Anelka sax doxantu bi pare na boobu moom boobooy daj dëpp ki. ñu xaar ko kañ. non ñu xaar ko d'ici le 28 première émission bi dina daw le 28 surprise. ñu bàyyi la nga tàgg. surprise bon maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan ci waa Pikine di kontaan yow sa liggéey et di wax yàlla na jàmm yàgg ci réew mi yàlla na jàmm yàgg ñu bokk ndey ñu bokk baay. tu vois et nit ñi xam fañ jóge nit da ngay xam sa cosaan nit da ngay am repère tey corona bi ñuy wax yëpp ay nattu la rek na nit ñi delloo seen xel ci yàlla parce que dee dafa am et ku dul fa xalaat ñetti fanu bàmmeel dama naan sax yow doo nit yal na nu yàlla musal ci ndog yi képp ku tëju yal na la yàlla tijji góor jigéen ci yal na leen yàlla alagati leen parce que luy njig njaak teg lesbiennes yi rek ñooñu ko teg qu'on se dise la vérité Macky Sall yow laay ñaan son excellence jàppale ñu su combat bi luy wàllum góor jigéen ak lesbienne bañ fi am doole parce que on est des musulmans tu vois danoo am suñuy nawle ay musulmans lañu suñu nawle chrétiens yi ngi fi te doo dégg mukk ñoom ñu def yenn ñaawteef yooyu parce que danoo am diine am yar je dis xam naa la muy xam danoo am diine am yar xam fan kay teg mais loo wax ñu waat ci barki sëñ Touba sunu maam Serigne Touba am na lu ko metti ak sunu maam El Hadj Malick dañuy def seen i ñaawteef ñëw indi barki sëñ Touba barki maam El Hadj Malick si pour lan nit da ngay xam fa nga juddoo mara naan bu mu la tax a naan potit tu vois nit na ngay yaas je te dis nit da ngay nekk noble